dëggal fit sul mbay si loxo yi mam Abdou ne lalla wax mbay mam Abdou ne lalla wax mbay ngeen di way mbay waxunu ko dee leen ko di way moo ni lan si li may bëgg waa moo ni lan minal mazidin mbaa diidin mbaa kaamilin mbaa ramalin mbaa rajasin mbaa bugul tamaa ki sabar mbay si mbay xalifa yaay roxoya njaay Babakar Sadiq mbay. Asalaamaaleykum wa rahmatullah waatu Tijaani maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jéggalu vraiment ci tardement bi waaye am noon tuuti xat-xat rek moo taxoon ñu jéggalu bu baax yéen a ngi ci seen émission ëttu koor gi biir ëttu Tijaani ñu fas yéene fi dalal tey imam Pedre Diop du moins ak suñu papa Mame Makhtar Gueye bu Jamra ñu war a waxtaane jikko yi wala mœurs mais également ñu war a waxtaane aussi les bienfaits du Ramadan surtout je dirais pour les jeunes inchallah ñu taaxeelu tuuti rek ñu ñëw ñu waxtaane ko inchallah di jégal waat vraiment ci retard bi nekkoon ci ay yitte rek loolu moo tax ñu jégal waat bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah kooku soxna Khadija. waaw papa maa ngi jégalu déjà maa ngi jégalu bu baax. du wàdd la day wàdd waaw wàdd waa Khadija wàdd. waa kay wàdd jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di leen masul coono di leen balu ak di leen ñaanal suñu bopp suñu borom nangul ñu suñu koor jéggal ñu suñuy bàkkaar te nangul ñu suñu jaamu yàlla. amin amin inshallah amin vraiment maa ngi jégalu bu baax ndax man maa tardé te xaw na guddi ci kilifa maa ngi jégalu waat bu baax vraiment nekkoon ci yitte yi rek ak koor gi dafay xaw a xat ci lool moo tax mais maa ngi jégalu bu baax. macha allah ci liggéey bi la bokk. macha allah xam naa dañuy dugg rek sur le vif du sujet vu que am nañ tuuti retard ñu ànd seeg yow. Et je pense que Sénégal ak également je dirais sénégalais yëpp ak fu ñu munti nekk xam nañ aussi rôle bi ngay joué ak aussi que ni yow yaa jiite Jamra ñu taamu woon la tey macha allah nga ñëw pour ñu mun a waxtaan ak yow par rapport ak jikko yi parce que gis nañ ni dégradation des mœurs macha allah toj na dëkk bi comme on dit. jikko yi yàqu nañu surtout ci ñun ndaw ñi amatuñu repère ñu bëggoon xam rek déjà pour une première question dégradation des mœurs bi ni mu bëri ak ni mu demee ni lan moo ko waral. waa jërëjëf soxna Khadija sawar naa tontu ci ndax yàlla dafa dogal Jamra bañ ko sosee ci mois de février 1983 ba léegi dañu teel a def priorité mbirum tuut tànk yi ndax xam nga tuut tànk boo ko bëggee dimbali ca ba mu nekkee xale nga xam ne xel mi yàlla daf ko bindee mu am taxawaayu di taataan liy jóge ci mag yi alors kon nag booba Jamra nekkagul sax ONG parce que occasion la sax ma wan leen benn document d'archive ndax Jamra jékkiwul rek nekk ONG Jamra nii la meloon xaaral ma wan leen ko gis nga Jamra nii la jëkk mel ab journal la woon bi ko Latif bi créé ci mois de février 1984 ab journal la woon moo nekk nii ñu daan ko jaayee 100 francs ñu tuddee ko la revue sénégalaise des dossiers sociaux
maanaam daal bu amee loo xam ne nit ñi dañ ko ittewoo ñu def ci ay xët yu yaatu waxtaan seeg ay borom xam-xam ba pare jël ko tasaare ko waaye nag ci gàttal dañu dem ba liggéey bi ëpp loxo ñoo xam ne ab journal mënatu ko dékku moo tax nag 10 ans plus tard ñu créé Jamra alors dégradation des mœurs defe naa fi mu tàmbalee mooy yàlla daf ñu nattoo ñun sénégalais ñu am feebar boo xam ne daf fi sax lool mu di loolu tubaab di wax tubaab a nga koy wax le mimétisme aveugle Kocc Barma di ko wax roy dàq maanaam xeeb sa bopp xeeb li nga doon xeeb sa cosaan xeeb li fi mag ñu baax ñi bàyyi ak say maam daa di wàcc sa ànd dem ca àndu jàmbur jagaani gi ca bitim réew ay cosaan ak culture ak aada yoo xam ne dafa safaanoo ak lii sa baaxu maam nga daal di ko fob nag akimoo ko xam nga lii yëpp daf ñuy fàttali li fi premier président de la République du Sénégal waxoon ñi di ko wax Léopold Sédar Senghor Senghor waaye damay leeral ni waxuma Senghor en tant que homme politique Senghor en tant que homme politique nañ ko tegee ne waaye dama ne Senghor en tant que homme de culture dafa am baat bu mu mës a wax ci 1966 xam nga moo doon première édition festival mondial des arts nègres dafa am baat bu mu waxoon mu indi jeexi jaaxa alors mu bàyyi nag ba ci cérémonie de clôture bi mu daal di profiter ci jàkkaarloo mag taskati xibaar yi daal di leeral mu ne leen man en tant que homme de culture te ma yàgg di xeex loolu pour ñu saxal loolu ñuy wax civilisation de l'universel xel demul comme niñ ma ko bëgg a tuumaalee man Senghor te waxewu ma ko noonu xel demul may digal jeunes yi ñuy tëju di fermé wu par rapport ak caada ak culture yi jóge ci biti nee na waxuma loolu dama ne dafa war a am un préalable ñu ne ko préalable ban mu ne enracinons-nous d'abord dans nos propres valeurs de civilisation et ouvrons-nous ensuite aux apports fécondants du monde extérieur te il a insisté ci fécondant parce que du lépp li jógee bitim réew moo baax waaye suñu feebar nag ñun Sénégal bu ñu doon roy sax lu baax dana tane waaye dañuy xool ci bitim réew la gën a yées ci seeni jikko ñu fab ko aaki moo ko jëfee ko daf may fàttali campagne électorale bu première alternance de l'an 2000 xam nga premier tour campagne bi ñun dañu defoon alliance électorale ak le rahmatullahi alayhi le professeur Iba Der Thiam ñu ne ko bu fekkee jàlloo premier tour deuxième tour ñu ànd ak ki gën a jekku pour jàkkaarloog Abdou Diouf alors mu am ñu baaxoo woon jour bu nekk campagne électorale bi dafa daan am thème alors ñu dem ci benn diwaan thème bi moo doon les pertes de repères de la jeunesse Latif ba mu yéegee ci tribune bi mu ne leen maa ngi yëgal tout tànk yi am na benn mode bu bees bu tukkee États-Unis mode bi mooy ci prison yi la tàmbale comme que dañ leen di tere ñuy takk ceinture wala ay laase dàll ndax booy naan salaamaaleykum ci prison bi rek dañuy dindi ceinture bi dindi laase yi boroom ñaari tur yi nag yi nekk ci kaso yi daal di ci profiter nag mais comme que dañ leen tere takk ceinture kon ñoom nañu bàyyi seen tubéy muy wàcc mu daal di jur nekk saafara bu jur jàngoro c'est-à-dire boroom ñaari tur yi profiter ci biir kaso bi di jaayu loolu lan la jur mooy lii ñuy tuddee check down ba Latif waxee loolu en l'an 2000 ñu ne Jamra waxati na waaye l'histoire nous a donné raison check down a ngi nii lii daal mooy check down xam nga lii bañ a sol tubéy moo ko gën lii yëpp ci perte de repère yi ak yàq jikko yi lii mooy roy dàq roy dàq ngoog te check down bi dem na
pour dëggal li nga wax ci roy dàq bi roy dàq nag li muy jur musiba rek mooy perte de repère mooy doo xam yaay kan doo xam foo bokk doo xam ñuy say maam doo xam say baaxu maam ndono lu rafet li fi mag ñu baax ñu tudde Touba Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen famille omarienne ndono lu rafet loolu yëpp da nga koy fob sànni fële dem tàmbali nag di roy ay Rihanna ak ay Michael Jackson kon nag yàlla ñu yàlla musal ci perte de repère. amiin voilà kon soxna Khadija loolu lay jàllale en attendant ci kanam tuuti. xanaa ñu dalal suñu deuxième invité sama nijaay wi boo xamante ni peut-être xamante wuñu Imam ñu lay nuyu Diop. waaw ñu lay ziar maa ngi jéggalu aussi ci retard bi xawoon jàpp tuuti rek macha allah. waaw maa ngi lay xam naa connexion bi moom problème sax moo tax ma retiré wu. si ziar baax suñu waaju Pape Mame Makhtar Gueye. kenn doot ko présenté dafa naa ni ci àdduna bi rawatina nag ci Sénégal bokk na ci ñi nga xamante ni ñu ngi xeex ngir diine jëm kanam waaye ñi xeexit ngir valeur nga xamante ni moom lañu suñu maam yi bàyyeel ngir mu gën a jëm kanam ñu gën ko mën a dund li maam yi daan bañ te ngor daan ko bañ diine daan ko bañ ñoom ñëw di ko bañ ba tey dañ leen di ñaanal yàlla di leen encouragé bu baax ñu jara ñaanal yàlla la xanaa di la wax rek suñu thème tey bi avant ñoo dugg ci les bienfaits du Ramadan li ñu war a waxtaane mooy jikko yi dégradation des mœurs gis nañ ni jikko yi rafetatuñu yàqu na ñu la doon laaj lan moo ci sa xalaat avant ñoo delluwaat ci Mame Makhtar. waaw jërëjëf jikko moom xam nga wolof dañ ne wolof moo ko fii mooy jikko loo xam ni dañ koy ji ngir mu sax amaana nag mun naa mu doon lu baax wala lu bon maa ngi dégg sànq sunu waajur li mu wax ci dégradation des mœurs ñi nga xamante ni amuñu repère amuñu culture xamante ni dañuy def lu ñu gis rek moo xam Occident la jóge wala feneen rek ñu jël ko ba mujj gi sax lu wolof naan roy dàq lañ ci mujjee def te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ni ku gën ci yéen moom mooy ki gën ci yéen jikko waaw beneen bi it moom mooy maanaam nit yonent bi dafa ni ngëneel amul ci ki nga xamante ni moom mooy arab bi wala ajam mooy képp koo xam ne du arab moo xam mun na am tubaab la mun na am chinois la wala wolof la wala bambara mais ngëneel amul ci seen diggante lu dul ci gën a ragal yàlla te ragal yàlla nag moom mooy jikko di gën ci jikko yi nit daal ci waxin su ragalee yàlla dina am lu muy jomb maanaam ci waxin nag damay joxe exemple bokk na ci li gën a tumuranke suñu jamono moom mooy sàmm sa kàddu ci waxin te même su dul diine sax da nga daan gis suñu mag ñi lu njëkk diine di ñëw dañ daan am lu ñu daan tuddee maanaam góor ca wax ja lu ñu daan wax ay góor ca wax ja genre yu demee noonu nga xamante ne slogan la yoo xamante ni day def ci nit ki maanaam muy fonk kàddoom ngay dégg mu naan jox naa ko sama kàddu te góor dafay sàmm kàddoom nga jamono ji ñu bëri dañuy wor sàmmatuñ seen kàddu beneen bi it moom mooy li nga xamante ni mooy yenn jikko yi maam yi amee woon ci wàllu njàmbaar wàllu bañ ku leen not bañ ku leen toroxal yooyu noonu yëpp booy xool dafa nekk lu tumuranke rawatina ci ñun jeunesse ndax ci waxin alal fëkk nañu bëri ba di leen dugal ci lu bëri te loolu yëpp ñàkk ngor moo koy waral ak ñàkk bàyyi xel sa borom ak tey ci wàllu ngóor jigéen bi sunu waajur doon wax léegi
bokk na ci cause bu ciy dugal mun naa ni jamono ci jeunes yu bëri ñàkk dong la muy pauvreté ci bokk ci lu ëpp am na ñoo parce que am na ñoo xamante ni suñu duggee ci affaire ngóor ji dañ ciy jot ay financement am na ñoo xamante ni suñu bëggee par exemple tey dem ci dëkk sax dañ fay demee comme genre statut wu réfugié mais ci waxin dañoo ma jox exemple dañoo nekk Sénégal nekk fi góor jigéen te fii duñ fi nangu góor jigéen ci waxin ñu bëgg leen a rey moo tax ñu daw léegi genre yooyu dafay yombal par exemple foofu ñu may leen kayit wala yu demee noonu. D'accord. kon daal ci gàttal daal ma bañ a téye temps bi lu bëri moom mooy jikko daal su fekk moom mooy li nga xamante ni moom la ñuy mën a définir société boo gis am na culture waaye culture yooyu noonu dafay basé wu dafay fondé wu ci ay jikko yoo xamante ni ñi sañ ci société bi ñoo koy fondé ci ay jikko yi ne lii mooy doxal penc bi waaye lii lañ ciy bañ te loolu noonu yëpp ay jikko la moo koy doxal ak ay comportement daal ci gàttal. Macha allah rafetlu neen intervention bi xam naa dañuy dellu ci suñu papa rek deuxième question bi dafay doon ONG Jamra par rapport ak dégradation des mœurs bi ñu gis jikko yi ni mu changé ban rôle la ciy joué. waaw ñun rôle bi ñu wala ciy yan mooy ñun duñu waaw. ñun duñuy faral di yëkkati jéego te jiitaluñ ci def tournée ci cité religieuse yi dem taataan xalaatu suñuy wasila yi ak tamit sàkku si ñoom ñaan dama ciy joxe benn exemple avant campagne électorale présidentielle bii ñu weesu dañu defoon suñu réunion dal di ne doontele politique guñu waaye il faut ñu wax ak candidat yi ba ñu defee réunion ñu dal di tëgg benn kayit bu ñu tuddee les 20 mesures d'urgence de Jamra mu am ñaar fukki ponk yoo xam ne daal am nañu njort ne candidat bu mënti falu war nga ko def priorité benn bi ñu dugaloon ci boobu am Latifa ngi dund ñuy dugaloon ci la criminalisation du délit de trafic de drogue beneen bi ñu dugal ci l'assistance et le soutien aux maîtres des écoles coraniques parce que c'est pas normal ñu nekk 95% de musulmans te état bi at bu jot mu yëkkati ay subventions yu takku di ko jagleel les écoles privées laïques te daara yi 1 franc duñu leen ko jox ñi di ko topp ba mu mat daal ba mu mat ñaar fukki point ñu daal di jóg nag seeti candidat yi ku ci ne ñu jox la bataaxal bi ne la kii mooy 20 mesures yi nga xam ne Jamra ci suñu xel mu gàtt jàpp nañu ne ku falu ci yéen bu ñu sañoon daal nga intégré ko boole ko ci say programme boole ko ci say priorité ba ñu jeexalee candidat yi ñu dem defi le tour des autorités religieuses waaye dafa am benn kilifa diine boo xam ne xam naa jarul may tudd turam pour ne pas faire de jaloux ba ñu ko seetee suñu waxtaan ak moom dafa richoon lool ñu ne ko daal dañ la seet si rek comme ni ñuy seetee candidat yi yéen suñuy kilifa suñuy wasila alors pacte bi la ñu jox candidat yi pour ku falu rek bu ñu sañoon nga appliqué ko mu daal di ne ana mu ñu ne ko mu ngi nii mu daal di lire ba egg ci point bi ñuy wax ni Jamra ngi demander l'introduction de l'enseignement religieux dans les écoles maanaam pour ñuy jàngale diine ci école yi moom mu ne xalaat bi baax na waaye au lieu introduction de l'enseignement religieux na ngeen ko reformuler waat ñu ne ko ci naka mu ne bu leen def enseignement religieux def leen éducation religieuse ñu ne ko am na différence mu ne kay masalan boo jëlee suñu diine l'islam enseignement religieux dinañ la xamal juróomi ponk yi naan la balaa ngaa dugg si diine ji foog nga def sa prestation de serment muy shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga seede ne yàlla kenn la te Seydina Muhammad la yónni
bu dee da nga jóge feneen bëgg a dugg ci diine ji waaye ñun ñi am sens ñun ak ñi ñuy déglu juddoo ci ndey ak bàyyi jullit comme que ba ñu nekkee liir wut tooy xet te dugguñu ci diine ji ñun mënuñoo waxal suñu bopp shahadaat dañu booleeg ilimaan bi nga xam ne moo ñu war a tudd jox ñu tur mu daal di ko xutba ci benn nopp bi daal di ko li xam ci beneen bi ñaareelu ponk bi di julli waxtu yu juróom ñetteel ba di joxe azaka ñeenteel ba mooy fii ñu toll nii tey mu di saxru ramadan di weeru tedd bi war weeru koor juróomeel bi di ziyaare ji màkkatal mukarram ak medinatul munawwara bu la ko sa poos ak sa wérgu yaram maye loolu mu ne ñu loolu éducation religieuse la enseignement religieux la ak booy julli nooy jullee ak nangam mu ne nag li tax ma ne loolu doyul da ngeen ci war a boole éducation religieuse loolu mooy jàngal xale yi la morale religieuse pour seen iman dëgër pour seen tawxiid ñor te dëgër la science de l'unicité de Dieu nee na avantage yi mooy bu xale bi demee ba dugg dans la vie adulte masalan mu am benn responsabilité dans sa vie professionnelle ñu dénk ko loo xam ne alalu mbooloo la au lieu mu nekk fi def ay calcul daal ne fi mu ne day am naa boru 200 000 francs ki ma war a contrôler day dans 4 mois lay ñëw xëy na balaa booba bu ma lebee 200 000 yi balaa muy ñëw contrôler ma dans 4 mois danaa am temps rembourser ko kon ku amul iman bu dëgër noonu ngay xalaatee waaye bu dee xale boo xam ne jaarale nga ko ba mu nekkee tout tànk ci éducation religieuse dina ne attention dëgg la am naa soxla bu tar te alal jaañi nii ma tiim ko fii ma nekk nii ci sama bureau man kott fi ne waaye am na benn borom bët boo xam ne duma ko gis moom mooy procureur mooy avocat mooy inspecteur général d'État mooy IGE kooku mu ngi may gis kon nag doontele sama soxla bi tar na te xaalis bi mbooloo moo ma wóolu dénk ma ko kon dama ko fi bàyyi mu ne ñu loolu mooy différence entre éducation religieuse ak enseignement religieux ci saasi ñu daal di soppi ab bi soppi ko ci saasi def introduction de l'éducation religieuse au lieu de l'enseignement religieux bi ñuy laata tàggoog moom mu daal di indi benn misaal parce que c'est un grand pédagogue mu ne ñu masalan benn alkaati nekk ci benn rond point di régler circulation bi ba yàgg naaj bi xaw a metti mu dem toog na la ca ker ga di feexlu tuuti xam nga route perpendiculaire yi su fekkee feu bi dafa rouge ci sens benn sens oto yiy jóge ca beneen côté bi féete càmmoñ wala ndijoor dafay verte noonu la ko feu de signalisation di régler de manière électronique et automatique waaw mu am benn góor goo xam ne mu ngi daw xel yoo xam ne te xam nga feu yi booy daw xel boo demee ba jege ko ay 100 mètres du jékki rek jógee vert jëm rouge déedéet dafay jóge vert am na benn feu de transition muy orange mooy ralentir parce que balaa ngaa egg ca rond point ba feu ba day rouge après nag bu jógee ci orange daal di ñëw def rouge xam nga da nga war a taxaw góor gi ñëw fërërërërërër bourle feu bi xam nga ñëlee ñoom ñi ngi war a dem parce que ñoom seen côté verte na rek ñu daje ci digg bi rek carambolage boo xam ne rajax coup de frein yeeg coup de klaxon mbëkkante yi rond point ba fees dell ak oto yu mbëkkante yépp a jaxasoo ndax góor gu yàkkamti googu alkaati bi jógee fële mu taxawoon ca ker ga waaxu tëñëx ñëw góor gi wàcce vitre buntu ba mu féete alkaati bi salué ko ne ko waa mais père yow xanaa gisuloo li àq bi nga amel ñi ñëpp yow fi nga jógee feu bi dafa xonq xanaa gisuloo ne feu bi dafa xonqoon te yow yaa war a taxaw ku la xool yow mën nga maa jur sa bopp baa ngi wex tàll ak bi jaaw sa sikkim beeg moustache bi nga waroon di joxe le bon exemple xanaa xamuloo ne feu bi xanaa gisuloo ne feu bi dafa rouge te yaa war a taxaw mu ne gis naa ne dafa rouge kay mu ne ko waa lu tax taxawuloo mu ne ko yow mii laa gisul woon
kon nag loolu mooy mentalité suñu mentalité sénégalais bu ñu gisee alkaati wala gendarme ñu doxal yoon bu ñu gisul takk der daal di jalgati yoon parce que dégg nga ni ko góor gi tonto nee na ko xam naa ne feu bi dafa xonq maa waroon a taxaw li tax taxawuma nag yow mii laa gisul woon ça veut dire bu gisoon alkaati bi taxaw alors mu ne ñu nag loolu mooy différence enseignement religieux nga xam ne da ngay def rek di mëppal ak di kàbbar ak di rukkoo ko suggooj pour nit ñi xam ne yaa ngi ñëw jàkk ja ak éducation religieuse mooy nga dund sa diine ci kaw iman bu sax ci kaw tawxiit bu dëgër voilà kon nag Jamra pour tontu sa laaj fu ñu toll ñu ngi ut ndimbal ci borom xam-xam yi pour que fu ñu amee activité rek ñoom ñu mën ñoo gunge ndax message yi nga xam ne ñu ngi koy jébbal jëmale ko ci population yi mu mën a doon des messages pertinents alors moo tax nag ba ñuy jógee di xeex ak franc-maçon yi ñu dem sàkku ji ndimbal ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh moo tax boo duggee YouTube nga tàppe maam Abdou def franc-maçon ba tey vidéo baa nga fa mooy bi franc-maçon yi porté plainte Abdou Latif Gueye te ñoom ñoo ñu tooñ parce que ñoo dem fii relais route de Ouakam def fa conférence yàq Seydil Hadji Malick Sy lu mel ni xame yàq maam borom Touba lu mel ni xame nee na ñooñu ñoo tardel jeunesse bi moo tax la jeunesse est devenue une jeunesse fataliste maanaam lu ñu wax rek ñu ne man de sëriñ bi lay déglu man de amaguma ndigal nee na loolu bokk na ci li tardel jeunesse bi moom franc-maçon bi mu wax loolu fala Latif Diop nag jël parole waa ji ne ko mais xaaral bu exposé bi pare nga jël parole mu ne du ma xaar mu pare ndax kii dafa ñàkke teggin suñu wasila waa ji ne ko yow mi yaa ñàkk teggin mu ne ko non yow ku la gën a ñàkk teggin amul parce que franc-maçon nga rek xeex ba tàkk comme que ñu ngi toll woon suñu digg ndo sànnente chaise yeeg ba gendarmerie dugg tas conférence bi ñun loolu la ñu bëggoon mooy conférence bi ba ñu am ndax kaddu yu mu fa doon yëkkati yépp kaddu yuy génne xale yi ci diini la ak di leen gëmloo lu safaanoo ak alquranul karim lu safaanoo ak shariatul muhammadiya ak sunnatul nabawi waaye sa ëllëg sa nag ba journaux yi annoncé ne son excellence diw mën nañu bañ a tudd turam ndax génn na àdduna léegi te bàyyi na fi ay doom ak i soxna yoo xam ne ñoom doonuñu fi dara journaux yi ne son excellence diw porté na plainte Abdou Latif Gueye ak Jamra pour diffamation ñu ne kii nag comme que déclaré ñu la guerre ñun itam nañu wuti doole moo tax nañu daal def tournée ci këru diine yépp dem Touba dem Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène Tivaouane état bu Tivaouane bi nag moo gën a daw yaram ndax dama fekk maam Abdou Aziz parce que en 1985 téléphone portable amul ñu jëkkee Tivaouane ñu ne ñu fan yi dafay dallu ndax yaram wi dafa xaw a sutante mu nga fële Jaxsaaw alors ñu ñëw Jaxsaaw ne ko maam day franc-maçon yi day ñoo ñu porté plainte te ñun defuñu dara lu rek défendre diine ji ndax ñoom dañu génne ay théorie di wëlbati xelu xale yi ndax pour génne leen ci diine ak di leen gëm loolu amoon mu ne procès bi kañ la ñu ne ko procès bi ginnaaw suba la waaye tey ci ngoon dañuy def conférence ak ñoom imam Mbaye Niang fii ci mosquée inachevée bu Yoff pour leeral nit ñi ne franc-maçon yi ñoo ñu tooñ ba pare porté ñu plainte ñun waa Jamra ñu ne ko dañ la ko doon yëgal rek ngir sàkku ci yow ñaan ak nga bàyyi ñu xel mu ne ñokket jóg toog ci lal bi te mu yore di woon ñu daal di naxanteeg moom ne ko waa d'accord bu ñuy dem daañu ànd ak yow Dakar waaye comme que sa salle d'attente bi bari na ay mbooloo kon ñun ñu ngi taaxirlu foofu ci bëkk néeg yi pour que boo paree bu ñuy dem ñu ànd ak yow noonu daal lañ ko naxe rocceeku ndànk taal suñu oto daw dem Dakar ñi ñëw mosquée inachevée mu fees del kilifa yëpp a toog Latif war a commencer exposer pexe yi franc-maçon yi def pour faagaagal liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba faagaagal liggéeyu Seydi Hadji Malick Sy nasaxal liggéeyu Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass ak Seydina Limamou Latif commencé di génne preuve yépp
ñu jékki-jékki rek ne am na cortège bu jógee Tivaouane mu ngi nii doog a gaare ñu daal di ubbi voiture de tête bi jékki gis benn góor gu sol lu weex tàll ñu ngi téye ci poxotaan yi di ko womat ndekete moom Abdou Aziz Dabakh la Latif ne ay waay suñu maam jee dëgër bopp ñun jéggaloon nañ ko ndeysaan mu daal di koccal yéeg escalier yi te xam nga en 85 pour quelqu'un qui est né en 1904 il avait déjà 81 ans boobu du woon xale. macha allah alors ba mu ñëwee mu ne sama toogaay du yàgg ndax sama yaram neexul ñaari baat laay wax dama bëgg a yëgal nguur gi procès bi waa Jamra war a am tribunal ak franc-maçon yi te franc-maçon yi ñoo leen porte plainte dama leen di yëgal ne xaw ma kande waaye ñun waa Tivaouane jàpp nañu ne ñoom ñooy suñu loxo nijoor ndax ñoom ñoo ñu nekkal ci naaj wi jàpp nañu ne ay soldaaru l'islam lañ moo tax nag loo leen bëgg a def Abdou Latif Gueye ci lorange na ngeen ko def ñaar waaw dafa mel ni connexion bi dafa xaw a daw mu ne leen bu fekkee ñu taaxil la tuuti bu fekkee da ngeen ko ak bëgg imam waaw ma conclure bu dee da ngeen ko bëgg a monote yóbbu ko kaso def leen ko ñaari monote benn Abdou Latif bu Jamra benn Abdou Aziz Dabakh en tout cas daal ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw féete nañ leen di joor ak càmmoñ mën ngeen dem ak xel mu dal alors bésu procès ba ndax dama koy tënk parce que bind nañ ci livre boo xam ne ñoom imam Massamba Diop ciy liggéey bésu procès ba tribunal fees del ñu toog ba 9h plaignant bi ñëwul ba 10h ñëwul ñu toog ba 11h président tribunal bi xaw a énervé daa di jël kàddu daa di ne ki porté woon plainte Latif ñëwul ba heure bi moom kàddoom daanoogul sax bunte bi ubbeeku rek benn avocat tubaab dugg ñu di ko wax maître Danon directement aéroport la jógee déposé gul bagaasam sax hôtelam mu daal di dugg salle bi ne selaw mu xuus ba si présidium bi sëgg ci noppu président tribunal bi am lu mu ko déy président bi yëngal boppam tubaab bi daal di jëlaat saagam génn wane ginnaaw jóg dem ba mu paree président tribunal bi jël kàddu daal di ne waaw mbooloo mi maa ngi leen di yëgal ni kii ma doon waxal léegi mooy avocat ki porte plainte Latif ak Jamra avocat bi nee na ma ki porte plainte nee na pour des raisons personnelles ak pour éviter des troubles à l'ordre public dafa décider retirer plainte am kon ñun tribunal jàpp nañu ne l'affaire de diffamation opposant son excellence diw mën nañu leb tur bi ndax génn na àdduna et Latif et Jamra alors ce dossier est classé sans suite tribunal bi jékki rek toj takbir allahu akbar takbir président tribunal bi ne fii du màggalu Touba du gàmmu Tivaouane sinon je fais évacuer la salle gars yi ne ko boo évacuer la salle l'islam am na ndam ba noppi noonu la xale yi duufaane Latif mel ni Ronaldinho bu dugal but di daw ak moom pour yóbbu ko Sicap Fan ñun ñoo mujjee taal oto bi ba tolloog gars yi këf Latif dugal ko ci oto bi daw jubal Sicap Fan kër paa bi waaye am na ñu topp oto bi à pied jóge boobu tribunal dafa sori tribunal la nga woon fële Cap Manuel topp ko à pied di daw traversé Soumbédioune ba Sicap Fan voilà kon nag benn exemple la bu la wane ni ñun suñuy combat du ñu dem jamais seul combat boobu ginnaaw yàlla ak taxawaayu maam Abdou Aziz Sy Dabakh Jamra am na ci ndam bu rëy ba ndax te li tax franc-maçon yi daw mooy xutba bu tàng bi sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh def te ba léegi boo duggee ci YouTube di nga ko fa gis kon nag yàlla nañu yàlla fayal góor googule yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla yéegal ca barzaq maamam ju tedd ba Seydi Hadji Malick Sy yàlla na ko yàlla wanale ak ka nga xam ne moom la daan noyyee mu di saydil awwalina saydil axirina xaatimu nabiyina wa imamul mursalin saydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla sàmmal suñu kilifa diine yi
amiin yaa rabbal aalamiin. waaye nag seen invité bi nag dafa bari wax nag. macha allah lépp njëriñ la ci ñun. ok loolu lañ ci soxla rek parce que alhamdulilah dañoo ñëw pour njëriñu comme ni ko suñu invité bi démb waxee rek rendez-vous du donner et du savoir donc loolu la rek ñun ñëpp dañuy jàng et je pense que dañ ci bëgg a bénéficier wu rek macha allah soo sànq imam am na lu mu wax par rapport jumul ak nee na ñu bëri par exemple ñuy dugg ci ay borom ñaari tur yi c'est parce que dañu ñàkk ou bien seen loxo jotul seen ginnaaw comme on dit également nga ni ci projet bi ngeen doon présenté par rapport aux élections da ngeen ci introduire woon subvention je pense pour les daara mais est-ce que dégradation côté bi jëm ci daara yi est-ce que commencé wul sur le fait que des fois ñi jiite daara ou bien sëriñu daara yi di imposer par exemple yenn somme yi seen taalibe yi parce que pour man waa xam nga waa xam nga suñu combat daara yi donte la ñun ci nguur gi génn fa la ñu nekkoon nguuru Ablaye Wade Latif Gueye nekk fa ambassadeur man ma nekk président conseil d'administration foire internationale de Dakar waaye terewul combat ba nga xam ne dañ ko mës a ittewoo muy pour ñu dekkal daara terewul ñu continuer di ko ittewoo ndax dafa am benn arrêté général du gouvernement datant du mois d'octobre 2010 bu wax ne que état bi dina dugal léegi ci constitution bi pour que toutes les structures d'enseignement public et privé soient reconnues comme des moyens d'enseignement et d'éducation alors état nag daal di ci toftal benn texte daal di reconnaître daara yëpp ci Sénégal comme comme des instances d'éducation et d'enseignement autrement dit état mu ngi doon doog a reconnaître daara waaye Sénégal dans sa constitution mësul reconnaître daara jamono tubaab yi ba léegi ba nguuru Ablaye Wade defee loolu ñëpp a kontaan waaye dañ ci teg ay weer yu néew premier ministre bi fi nekkoon di Souleymane Ndéné Ndiaye génne benn arrêté état daa di ne comme que daara yi reconnaître nañ leen kon à partir de date sangam taalibe bu ñu gisiti ci mbedd mi ngay yalwaan dinañ la teg loxo te sëriñ bi la yalwaan loo dinañ ko jaarale ci yoon donte la ñun ci nguur googu la ñu bokkoon man mii la ñu yabal ci rajo yi ak télévision bi ma defi déclaration naqarlu loolu premier ministre wax ñu convoqué ma présidence nee ma alors mënoo bokk ci ñun nekk porte-parole mouvance présidentielle bi parce que xam nga jamono booba position bi Seydou Gueye am tey ci Benno Bokk Yaakaar position boobu laa amoon waaye ñun suñu Benno Bokk Yaakaar mu ngi tuddoon CAP 21 convergence des actions autour du président de la République pour le 21e siècle Iba Der Thiam dem si yàlla si nekk coordonnateur bi Mame Makhtar Gueye nekk porte-parole bi alors ma ne leen waaw ci yéen laa bokk waaye fu ñuy toroxalee daara man fu ma ko fekkee xanaa ma bañ ko yëg waaye fu ma ko fekkee damay fab teranga àdduna yi sànni fee ba pare fu daara deewee rek ma ànd ak ñoom dee fa mu ne ma naka la ñu toroxalee daara ma ne ko yéen état da ngeen war a bàyyi yalwaan gi nga xam ne kenn rafetlu ko l'islam sax rafetluwul yalwaan ndax Seydina Mohamed nee na loxo bay joxe moo ëpp gëdd ëpp yiw ëpp dignité fuuf ko loxo ba féeti suuf di tàllal kon l'islam ci boppam rafetlu ko waaye nag ce n'est pas une raison ñu bëgg a fab tout le problème de la mendicité gàll ko ci loosu sëriñu daara yi ma ne ko nag loolu du yoon la responsabilité elle est partagée ma ne ko d'abord ñun père de famille yi nañ ci jël suñu responsabilité ndax da ngay gis père de famille bu bëgg lu yomb mel ni Mame Makhtar Gueye
sa doom lajj école lajjaat nga ne xaaral ma yóbbu ko daara aw ma lu may def lu dul ma daal di laajte daal di ne waaw xamu leen fu am sëriñu daara bu mën a toppatoo xale yi ndax kii dama ko bëgg a dugal daara ñu ne la am na jëmm ju tedd day bu ñuy wax Mouhamadou Mansour Gueye te nekk ci animateur u ëttu Tijaan yi sëriñu daara bu mat sëriñu daara ngoog ma daal di téye sama doom ñoddi ñëw ba ci Mansour dëj ko ne ko Mansour mu ne ma la bayk ma ne ko acca mu ngi nii dénk naa la ko nag boole ci nag baat boobu ñuy wax ma ne ko ay yaxam rek laa la laaj te noonu ñu ko waxee noonu lañ koy defee weer du dee ba ma yëkkati paquetu suukar ne ko oustaz Mansour Gueye am sama participation si daara weer du dee mukk ba ma yëkkati kilo ceeb dimbale ko ma abandonné xale bi ci Mansour waaw man bu ma defee loolu yow soxna Khadija nga fab sa doom abandonné ko ci Mansour keneen def noonu Mansour jékki-jékki am ñaar fukk juróom fukk téeméeri taalibe waaw te ñooñu duñu ay bàyyi ma ay nit lañu bu lekk jotee te Mansour li muy fayee ko pension doyu ko sax ndékki bu midi jotee añ jot te amul lu mu leen di dundee bu leen ne dem leen yalwaani mais ñàkk pexe moo tax waaye waxu ko pour taalibe yi yàqu ma daal di leen nag kon loolu mooy responsabilité parents yi responsabilité état nag ci wàllu yalwaan gi ma ne ko état yi nii weer bu at bu jot ngeen yëkkati ay millions yu takku daal di subventionné école sangam dama fi bañ a tudd école rek balaa li ma fi daloon ci affaire Maam Jaara ci affaire série boobu ñu ne man maa ne lépp luy jikko lu baax diine l'islam la lépp loo xam ne safaan wala ñeneen ñi la daal di ma jaxase góor jigéen yi dem jaxase ma catholique yi alors donc ma ne ko at bu jot ngeen yëkkati subvention bu takku dimbali ko aux écoles privées laïques te ñoom ay borom barke lañu c'est des écoles très chères qui ont beaucoup d'argent ñi ay borom barke ngeen di leen dimbali te pendant ce temps borom daara yi sëriñu daara yi lan ngeen leen di jox daara ma ne ko nag te daara ba muy baax bokk na ci li defar dëkk bi si wàllu jikko mag ñu baax ñi daara la ñu jaar c'est Hadji Malick ak li mu liggéey ci lislaam yëpp demul ci école nasaraan te daara la jóge ma ne ko budul sax ci wàllu diine gis nañ fi ci Sénégal ay kàngam yoo xam ne dañu ràññeeku ci diine ji ak ci penc bi daara la ñu jóge ana Alaaji Rawaan Mbay nekkoon fi directeur institut islamique dafa mës a dugg école nasaraan nekk na directeur institut islamique nekk professeur de lettres fii université di jàngal ay maîtrisards daara formé na des leaders médiatiques yu mag ana Sidi Lamine Niass dafa mës a dugg école créé na fi entreprise bu mag a mag di employer des centaines de personnes di leen jox dépense ñuy dem di teral seen njaboot ana Serigne bu CCBM daara kokki bii la génne moom tamit gis nañu li ko yàlla dimbali mu def fi ay jàlloore yu mag en tant que capitaine d'industrie waaye léegi daara dañ ko jàpp toroxal ko daara dañ ko jàpp def ko benn mbëbës boo xam ne fu sa doom échoué école da nga dem sànni ko fa te kenn du dimbali sëriñu daara bi ma ne ko kon nag monsieur le premier ministre sëriñu daara boo xam ne parent d'élève bi ko dénk doomam du ko dimbali sëriñu daara boo xam ne état ci boppam du ko dimbali kon kooku bu waxtu lekk jotee mu ne taalibe yi dem leen yalwaani ñàkk pexe moo tax alors waa ji ne ma mu ne ma waaye yàlla baax na ndax état du Sénégal
am na lu ñuy wax projet modernisation daara mu ne président Macky Sall lijjanti na au niveau de la Banque islamique de développement benn subvention 9 milliards tibb na ci keesu état bi 1 milliard muy 10 dénk nañ ko Serigne Mbaye Thiam ministre de l'éducation mu ànd ak ay kàngamam ñu dem xool ni ñuy mën a def ba doxal ko ndax ñu moderniser daara yi waaye foofu la problème yi tàmbale ndax ba ñu jógee lan la ñu def dañuy dem seeti sëñ Abdou Aziz Al Amine xalif général des Tidianes jógee ti fa dem seeti Serigne Sidi Makhtar Mbacké di maanaam di seeti xalif généraux yi ci la Jamra génnee def conférence de presse naqarlu loolu ñu ne ko yéen a ngi sonnal xalif généraux yi géré wuñu ay daara ñoom daara yi dañ ko délégué ay jawriñ yoo xam ne ñoo ko féetewoo kon ku bëgg a moderniser daara ñi nga war a waxtaanal en priorité mooy les acteurs de l'école coranique en commençant par les maîtres coraniques eux-mêmes et l'histoire nous a donné raison ndax ba sëñ Sidi Makhtar yégee communiqué bi gaa yi def mooy ñi àndoon ak ministre de l'éducation nationale di seeti xalif généraux yi pour waxtaan ak ñoom ci modernisation daara boole ci di wax naan xalifa tel ànd na ci xalifa tel ànd na ci la sëñ Sidi Makhtar yónni doomam benn conférence de presse bu mag boo xam ne ñu ngi ko defoon fii ci Touba organisation islamique murit yu bari fekke ko yu mel ni Safinatul Aman bu sëñ Modou Lo Ngab ak yeneen kuréel doomu sëñ Sidi Makhtar daal di lire déclaration bi sëñ Sidi Makhtar wax lu leer loo xam ne daf ñu jox dëgg ñun Jamra mu ne leen bu ay jawriñu état ñëwee ne dañu bëgg a moderniser daara daa di ko ne taalibe yi fu ñuy tëdd mu ne ay kër yu ñu abandonné lañ leen di abal rek wala ay pàkk mu ne waaw bu jant sowee fan la ñuy tëdd fu ñuy fanaan mu ne ci ay basang wala ci dër bu ñu soxlaa ndox fu ñuy dem dañuy yore seen pot rek dem ci kër yi dend ak daara ji ñaani ndox bu ñu feebaree ni ñuy def ñu ne xanaa tàllal loxo yàlla yow nga daal di ne bon léegi ku ci feebar boo ne dinañ la jox ay ticket poste de santé boo dem nga mën a faju loolu modernisation la ñëpp ko mën a rafetloo boo ne fi ñuy tëdd comme que dafa wow ci dër bi la ñuy tëdd dinañ leen utal ay matelas éponge alors Serigne Sidi Makhtar ne leen loolu baax na modernisation la boo ne bu ñuy lekk ak bu ñu feebaree war a faju alors nga ne da nga leen jox ay ticket pour ñu dem ci poste de santé bi loolu modernisation la baax na waaye anam gi Seydil Hadji Malick Sy doon jàngee alxuraan te daan ko jàngale anam gi Cheikh Ahmadou Bamba jàngee alxuraan te doon ko jàngale anam bi Maulana Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass jàngee alxuraan te daan ko jàngale sëñ Sidi Makhtar ne leen loolu mënee su ko moderniser bu ko kenn laal kon loolu mooy position xalif généraux yi te Abdou Aziz Al Amine bi muy laata ñibbi uy ji boromam leeral na ko mooy moderniser leen lu leen neex bu leen neexee sax ngeen tabax étage boo xam ne escalier yi or la parentère yi jamaa waaye alxuraan bi bu leen ko laal parce que yëf yi dafa leer ku bëgg a jàngi nasaraan na nga dem ca école nasaraan ya nga nangu sart ya fay dox bu dee da nga bëgg a jàng alxuraan na nga dem ca daara alxuraan ya te sart ya fa ne nga sàmmonteeg moom voilà kon nag soxna Khadija pour tontu la ci affaire modernise ci daara yi ñu ngi sant la fédération des associations des écoles coraniques parce que def nañu fulla ak fayda moo tax ñun Jamra ba ñu yëgee ne ñooñu itam jóg nañu ñun ñu ne mission accomplie parce que ñun alerte moo ñu taxoon a jóg waaye ginnaaw gi dégg nañu ay kilifa yu mel ni Moustapha Lo président de la fédération des associations des écoles coraniques yëg nañu ko kilifa gu mel ni te am fayda oustaz Adama Seck
du secrétaire général de la fédération des associations des maîtres coraniques ñoom def nañ fulla ba état bi léegi impliqué na leen dans les discussions et les négociations pour mettre en œuvre le processus de modernisation des daara voilà kon nag am naa yaakaar ne milliards yooyu Macky Sall débloqué la ñu ragaloon amul parce que dañu ragaloon ñu bàyyi ko ci loxo politiciens yi ñu di ko politiquer waaye comme que dugal nañ ci kilifa yi yëngatu ci wàllu association sëriñu daara yi voilà kon li ñuy ñaan rek yàlla def déggoo ci seen biir ndax xalaat ya fay jógee nekk xalaat yoo xam ne dana jooyanti daara ngir daara ñu mën ko teg ak ñu mën ko jox gëdd ba nga xam ne moom la ko Seydi Hadji Malick Sy ak ñeneen ñu mel ni moom joxoon incha allah. d'accord macha allah ñu ngi lay jaajëfal papa. di la wax ne li ñu mayoon ci waxtu jeex na. waaw ñu xanaa di la remercier vraiment ci invitation bi. ak aussi ci simplicité bi ak li ñu nangul la interview bi donte ne gàtt na temps bee xaw a tuuti rek te aussi teelu ñoo commencé ñu ngi si jéggaluwaat encore di la jaajëfal waaye nag yoon yemul ci benn comme que wax naa ko Mouhamadou Mansour nee naa ko man léegi ci kër gi laa bokk alors kon man nag li may tàggoo rek moo di li ñu mën a tàggoo daal moo di d'abord ñaanal leen yéen yàlla dëgëral seen taxawaay ndax xam nga jumtuwaay yu xarala yi dafa am lu rëy lu mu def ci diine ji xam nga lii live bi am bu amoon ca jamono ba Seydi Hadji Malick Sy jóg yore kuri sama beram di wër di dugal nit ñi ci diine ji bu fekkoon lii am na adduna bi yëpp dinañ tuub nekk ay jullit parce que booba internet amul dara amul te xoolal li mu liggéeyal Seydi nu mu tuddati Cheikhuna Ahmad Tijani Rajana xoolal li ko Alaaji Malick liggéeyal rek te internet bi amul téléphone amul WhatsApp amul dara day wër rek naan xaala Allahu xaala rasulullah ba xoolal fi diine ji tollu tey xoolal fii xadaratul malikiya tollu tey moo tax nag yéen ñii nga xam ne da ngeen juddu ak ñun ñu bokk jamono muy jamono jumtuwaay yu xarala yi nañu ko sante yàlla ndax diiru 1 heure de temps bii ñu fi toog li ñu fi jot a waxtaane bu leen ko xeeb ndax xëy na may ngeen bunt ñoo xam ne sori nañu ñee nga Espagne ñee nga Italie ñee nga xombal ñee nga mbirkilaan xëy na taataan nañ ci loo xam ne akas néew dana leen njariñ voilà kon na yàlla barkeel seen activité yàlla nañu yàlla dàqal seytaane suñu kilifa diine yi yàlla na suñu boroom ñoddi seeni fan te mu ànd ak wér yàlla def jàmm ci réew mi te laqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mansour ndax mën naa yeewee ko incha allah waaw mën naa yeewee ko xam naa waaw bu nga yeewee ko macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañ bu baax waaw Khadija daal yooyu itam amuñu sa pay yàlla na yàlla taxaw yàlla na yàlla suturaal yàlla nangul ñu suñu koor yàlla nangul ñu suñu duha ak suñu ibadaat yëpp ñu dugg ci weer wi ak jàmm dugg nañ ci ba noppi sax ak jàmm waaye nañu ko traversé ak jàmm ba génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin incha allah amin yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf waay jërëjëf merci beaucoup xam naa dañuy jàll ci deuxième partie bi voilà kon na coupé waaw man day dama am léegi lañ ñu def si xam nga ñun dañuy faral Jamra bu ñuy waaj xadara juma xam nga suba la àjjuma bu ñuy waaj xadara juma dañuy gisee ci suñuy biir ba noppi parce que ñun après xadara juma bu ne dañuy réunion def suñu réunion de coordination alors léegi lañ ma def si ne ma ñaari waa Jamra ñëw nañu xam naa réunion de coordination suba bi moom la ñuy waajal moo tax nag j'aurais bien aimé fekk seen deuxième partie bi waaye yàlla dafa dogal lii may doxi nii itam ci farata yi la bokk. macha allah moo tax nag boole incha allah yàlla bu ñu fàttante. mu ngi lay jaajëfal bu baax macha allah nee na kontaan na trop. kan la Mansour bu moo sol moo sol coppite bu bleu bi moom la wala du moom. non du moom kii
imam Pedro Diop la. ah Pedro moo nekk nii. waa ana Mansour waaw dafa nëbbatu. Mansour day laa gisul waaw fenn. waaye te moom moo ma Mansour moo invité. ngi ci ginnaaw ci régie bi. ah ci régie bi la ne. waaw 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 sëñ moo Pedro. ngi ci régie bi. waaw ñu ngi lay waaw ziar sëñ baax Pedro maa ngi lay ziar bu baax li ma lay xool yëpp maa ngi naan Mansour la. dëgg la jërëjëf waa Alaaji Pedro. jërëjëf dëgg la jërëjëf macha Khadija allah am na solo jërëjëf. ñoo ko bokk. waa kay baax na kon maa ngi coupé bokk. ok jërëjëf Guèye merci. waa kay merci beaucoup jërëjëf waay. ñu dugg ci suñu deuxième partie ak sama soppe bopp imam Pedro je pense que bi mooy troisième fois je pense ñi def émission ñun ñaar vraiment mu doon mbégte di la dalalaat aussi di la dalalaat te tey ñu fas yéene waxtaane les bienfaits du Ramadan avant ñoo dugg ci bon ou bien ma première question serait nga fàttali ñu rek ni ñu répartir les 30 jours du Ramadan les 10 premiers jours lan la deuxième dizaine bi lan la bu ci troisième bi ñu fàttali ko waat tuuti après ñu soog a dugg ci yeneen question yi incha allah. waaw soxna Khadija ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ziar mboolem waa Tijaan yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di ziar it ñeneen ñi nga xamante ni à partir ci Facebook bi wala YouTube bi ñoom it ñu ngi bàyyi xel di ziar it sunu waajur boobu ñu bokkaloon di président Mame Makhtar Gueye di ko ñaanal yàlla taxawaayam ak mboolem ONG Jamra yàlla na yàlla sàmm leen te dëgëral leen ci li ñuy def soxna Khadija xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon lu mu wax ci weeru koor fa ni doy na rek ci ngëneel mooy ku ne xam seytaane pexem nekkul lu dul di yàqal jullit bi waaye su weeru koor ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañuy ubbi buntu aljana yi tëj buntu safara ba pare seytaane mi nga xamante ni moo daan nekk di yàqal jaamu yàlla yi dañ koy jéng maanaam dañ koy enchaîner tëj ko mu nekk en sursis moom pendant 1 mois weeru koor gi yëpp moom dootul mën a yàqalit kenn kon nag loo ci déggee moom mooy ci biir weeru koor bi ku ci juum rek bu mu ne seytaane ma mën da nga xam ni sa bakkan la ndax bëri na lu ñuy jiiñ seytaane te du seytaane mais bakkan la yonent bi nag waxoon na ni weeru koor dañ ko séddale ci 30 jours yi wala 29 jours dañ ko séddale en 3 parties ñetti xaaj xaaj bi njëkk bi nga xamante ni ci lañ nekk mooy 10 premiers jours yi dafa ni woon awwaluhu rahma am 10 premiers jours yi ñu ci nekk maanaam ku ko war yàlla dina la defal yërmande lu tubaab naan miséricorde dafa naa ni ñun ñëpp bëgguñu lu dul yërmande yàlla waaye nag am na différence entre yërmande ak lu ñi nga xamante ni moom la ñu tuddee ñeewante xam nga Serigne Cheikh dafa ni fii nii ñu nekk lu tax ñu ëpp luñ ci wax yaa latif que yaa raxiimu mu ne ndax fii ci àdduna ñeewante lañ ci soxla parce que xam nga dañ ni suñ la yërëmee day fekk sonn nga ba xaw ngaa dee ci waxin waaye nag su fekkente ni yàlla dafa defal ci yow ñeewante mooy du bëgg sax dara lu la lor ngay sonn balaa ngaa sonn fekk ne xettali dal waaye daal ci gàttal ma bàyyi loo leen xel waxu yonent bi saa sallam li mu waxoon ni ku bëgg yàlla yërëm la da nga yërëmaate ndax irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa'i da ngeen yërëm ñi leen féetee suuf ñi leen féetee kaw mun nee na yërëm beneen bi moom mooy fukki fan yi nga xamante ni moom moo ci war a tegu maghfira la mooy njéggal dañu ngeen tuddee pardon beneen bi moom mooy yàlla dafa waxoon ci alquran ne fal yaafu wal yasfahu ala
tuhibbu an yaghfira allahu lakum yàlla dafa ni nañuy jéggale di jéllale ndax ku nekk bëgg nga yàlla jéggal la Xadija jullit du fayantoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawul fayantoo maam Cheikh Alhaaj Malik dafa ni walaysa xayrul wara yajzi bi sayyi'ati yaafu wa yasfaxu safxan an musayimi yonent bi mosuñu ko def lu ñaaw ba mu fayantoo waaw yàlla nag nee na dee leen jéggale di jéllale ndax ku nekk yaa ngi may xëy di ma tooñ man yàlla ma lay jéggal kon nag soo bëggee yàlla jéggal la yow it del jéggale waaw maanaam jullit il faut savoir pardonner jullit dafay jéggale mujjantal gi nag moom mooy lu ñu tuddee itqun minan naar yonent bi nee na ku ko woor di nga am gore ci safara mooy yow yàlla dina la goreel ci safara mooy yow doo dugg safara de moo tax question bi nga laaj Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii la wax ni 30 jours weeru koor bi 10 jours bu nekk am na lu mu kon mu ngi noonu yërmande la jéggal ak def ci safara waaw macha allah ñu ngi kontaan ci rappel bi parce que sûrement dina am ñu mel ni man ñu ci profiter waat encore aussi ñu lay laaj rek lan mooy les bienfaits du Ramadan yan ngëneel ñoo nekk ci weeru koor ci tënk soo ñu ko doon tënkal wala su amoon yenn yooñu ci mën a baaxee ñu xam ou bien voilà waaw ou bien vu que nous sommes ci les premiers jours pourquoi pas nga am loo ñu baaxee pour dajeek miséricorde boobu nga wax yërmande yàlla boobu de même que les 10 jours suivants jëmale ko aussi ba la fin incha allah comme ça mu doon 2 questions yoo xamante ni dafay simultané nga tontuwaale ko benn yoon waaw xam naa ni bu njëkkantoog waxtu bi xam nga maanaam dafa am ñaari secret maanaam ci bienfait yi nga xamante ni mu ngi ci koor benn côté bi mun naa ni côté santé la mooy ci wàllu démb beneen côté bi nag côté spirituel la mooy côté xam ngeen ni ruux dafay feebar ci waxit wala bokk sa côté esprit wala sa jikko lay defar bu dee ci côté santé bu dee xam na ni tey lii nga xamante ni fa la ñuy def lekk muy biir xam nga tubaab mu ngi ko tuddee appareil digestif te ku ne xam na ni appareil dafay laaj lu ñu tuddee entretien ndax tey sa oto lu muy daw dina am benn instant dañ naan lan da nga koy gaare def lu ñu tuddee entretien moteur vidange ak yooyu léegi nag au moins nga koy def benn yoon par mois su ma juumul waaye su fekkente ni nag sa biir appareil digestif bi pour mu mën a def entretien am yàlla ne la lekkal 11 mois yi ci année bi 12e mois bi nag jël ko nga def ko muy entretien wu biir nga xamante ni koor gi ci côté santé dafay éliminer lépp loo xam ni toxine la mooy tooke ci yaram bi moo tax nag da lay dimbali sa côté santé ndax yeneen ci bi dafa waxoon ni biir moom mooy néegu feebar baytu dawa mooy albat maanaam tey feebar boo gis rek muy sonal nit ci biir lay làqu ba développé wu door a mën a réagir na ci cër yi moo tax nag loolu dafay dimbali ci sa côté santé nga éliminer toxine yi nga xamante ni mu nekkoon sa yaram beneen bi tam moom mooy ba tey ci côté santé wax nañ ni koor dafay dimbali ci ki nga xamante ni ba amee par exemple tey ay feebar yu mel ni ay tension tey sax am na yenn feebar yoo xamante ni suñ la koy traiteel dañuy bëgg ngay woor te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni woon suumu tasihhu woor leen ngeen wér kon ki nga xam ne dafa bëgg nekk
en bonne santé kon bien fait la ci moom muy woor léegi ci tënk rek su ma ñëwee nag ci côté jikko wala côté spirituel comme ñun ay jeunes lañ dafa am lu ñu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon dafa ni yaa ma'shara shabab min ummati man yastati' minkumul baa'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu wija Yonent bi wax daf ñu dénkoon ne ñun jeunes yi ci mën a denc soxna na nga denc soxna parce que xam nga ndaw deretam day tàng yaramam day soxla plaisir xam nga ndax yaa ngi may dégg. oui maa ngi lay dégg waa. moo tax nag Yonent bi ne ku ci toll ci war a takk soxna na nga takk soxna. mel ni nag dañ ne ko waa su fekkente ni am na ñoo xamante ni amaguñ luñ yore soxna nag Yonent bi ne leen li ma leen di digal moom mooy ñuy taxaw koor ñu ne ko lu tax ndax mu ne ndax koor dafay tàpp bànneex ni ñuy tàppee gàtt ba du mën a yëg bànneex ci gàtt bu jigéen noonu lay def ci nit ki ndax tey soo wooree rek sa xel du nekk ci plaisir kon donc ki nga xamante ni xëy na dafay am problème tout le temps xelam di nekk ci côté plaisir di ko xiit ci mooy yàlla bokk na ci maanaam ci côté am bu muy def moom mooy daf lay dimbali ba yow day dog sa plaisir ba dootoo xalaat nekk naan da ngay mooy yàlla kon koor da lay dimbali ci loolu beneen bi ci bien fait bi daf lay jàngal muñ da lay jàngal muñ parce que imaginel ca la dalee ca fajar ba jant di so nga am sa alal mën a jënd loo lekk wala laqatu naan te kenn du la xamal mais nga mun a muñ loolu kon li ñuy tuddee la patience ci côté dafa bokk ci jikko yi nga xamante ni jikko yi yàlla gërëm la muy muñ te dafa bokk ci turu yàlla yi mooy muñaakoon yàlla moo tudd as-sabur dafa mel ligne bi dafa daggoon ma ni koor dafay jàngale muñ allo waay dafa mel ni connexion bi moom moo daggoon waa connexion bi waa moo instable waaw ma ni bokk na ci bien fait mooy koor dafay jàngale muñ lu ñu tuddee patience bokk na ci maanaam xam nga koor moom mooy jaamu yàlla boo xam ni kenn mënu ko def ci ngistal xam nga lu tax parce que digganteeg sa borom la xam nga tey man su ma ñëwee ni tey damaa woor kenn du ma weddi même su fekkonte ni duggoon naa laaxatu lekk sax baa ma naan kenn du ma weddi kon sama digganteeg sama borom la moo tax dafa lay dimbali ba su fekkonte ni yow lu ñuy tuddee maanaam da nga nekkoon koo xam ni maanaam da ngay def ngistal wala boog di vanté wu boobaa loolu daf koy dindi ci yow kon ci waxin ci wàllu bienfait su dee ni côté santé dafay tax nga wér su dee ni ci côté jikko wala côté spirituel ci waxin bëri na jikko yoo xamante ni tey mën nañ ci lim mu bëri waaye ci tënk koor daf koy def ci yow su dee ni jikko ju baaxul la comme par exemple ki nga xamante ni tout le temps xelam dafay nekk ci plaisir maanaam koor daf koy dimbali ci loolu mu wàññeeku ba mujj dañ ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal ko jeune bi nga xam ni toll na ci takk soxna te amagul lu mu takkee yonent bi ne ko nay woor ngir mën di xelam bañ di dem ci ay plaisir ak yu demee noonu ba nga xamante daf koy yóbbu ci fi mu mooy yàlla
léegi aussi am na ñu naan naafila du jour yi waaw amul fondement ci l'islam loolu luñ ci mën a jàppale. waaw soxna Xadija naafila yooyu moom amul maanaam du 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 yonent bi saa sallam moo ko joxe naafila du yonent bi saa sallam moo ko joxe parce que dañ ni am na benn nit yàlla lañ wax moo ko jël doon ko joxe di ko bind di ko joxe ba gars yi découvrir ko ba sax dañ ko bëggoon faat parce que dañ ne ko lu tax ngay andi ci diine ji loo xam ne yonent bi saa sallam waxu ko tey ñëwul ci alquran parce que alquran doo ko dem fekk fa ci waxi naafila yàlla naan koor gi nañ naafile nangami raaka doo demit ci benn téere xadis booy dem fekk fa yonent bi ne koor gi nañuy jour tel nañ def naafile ñaata raaka nañ ci jàng nangam amul léegi nag gars yi laaj ko ne ko lu tax nga def loolu ñu bëggoon ko condamné mu ne dafa yéene maanaam nit ñi yiw ci weeru koor te dafa gis ni jullit ñu bëri dañuy sàggan te weeru koor weeru promotion la léegi nag xam nga sama yaay bi dañoo bëgg aljanna mu leen di xemeem loon na leen exemple waaw ku def ñaari rakk nangam ak nangam soo ko defee yàlla dina la defal nangam ak nangam ngir xemmeem loo leen ciyaaba te pourtant xam nga yàlla dafa wax ci xadis ne sama jaam bi du dañ di ma jege-jegelu ci naafile yi ba mu bëgg ko waaw te su ma ko bëggee man yàlla may mujj doon noppam bu muy déggee may bu ñu doon bëtam bu muy gisee yooyu noonu yëpp mais dégg nga ci naafila la wax kon donc naafila dafa nekk loo xamante ni lu gaaw la ngir yéegee jàmm bi ci boroomam waaye rawatina nag ci koor ndax ku ne xam na ni yonent bi saay sallam li téere yi wax moom mooy daawul naafila lu ëpp fukki ràkka ak safa wiitur kon soo ko boolee muy 13 yonent bi daaw koon dépassé beneen bi it moom mooy yonent bi dafa wax ni xayrul umuri adwamuha wa in qalla li gën ci mbir yi mooy li ci gën a sax donte dafa néew par exemple yonent bi nee na ngay jullil yàlla ñaari ràkka chaque jour yu sax moo ko gënal tey nga julli 2 suba nga julli 6 ginnaaw suba nga julli 4 mais yàlla dafa bëgg li ngay def mu sax loolu moom moo gënal yàlla mais daal naafila yi ku ko def di nga am tuyaaba loolu amul werante mais nag nekkul ne yonent bi moo ko joxe wala benn saxaaba waaw benn nit yàlla nag moo ko joxe mais nag yonent bi joxewu ko saxaaba yi joxewuñ ko waaye nag nañ xam ni yàlla moom moo digle ñiy naafila waaw yonent bi saai sallam digle ñuy naafila waaw mais nag naafila yooyu moom sayyidna Muhammad saai sallam joxewu ko macha allah tontu bi leer na loo ñu mën a dénk rek ci 10 premiers jours yi. waaw maanaam li ñuy dénk ñëpp di ko dénk suñu bopp mooy góorgóorlu ci maanaam ndax koor du rek bàyyi lekk ak naan loolu taxu ñoo jóg yàlla ragal yàlla la bëgg ñu am ko moo tax mu ñuy worloo dëgg la nag dañoo war a bàyyi lekk bàyyi naan ñi am soxna bañ a séq ak seen soxna bëccëgu koor waaye ñu bàyyi xel bu baax suñu comportement mooy moytu jëw wala fen wala rambaaj dugg suñu luñ yoon nekkul yooyu noonu yëpp ndax dafay wàññi yoolu koor beneen bi it moom mooy nañuy bëri lu ñuy jàng alquran ndax alquran ni ko jàng chaque jour am na doole lool waaye rawatina ci weeru koor ndax ci weeru koor la wàcc donte ni mënuñu jàng xisib wala ñaari xisib chaque jour même su fekkente ne fale xeeg naa si sax nga mokkal yow dee koy jàng rek su fekkente ni munoo ko xanaa astaghfirullah
wala ay laa ilaha illallah wala subhanallah yooyu noonu saa yoo ko waxee yëgal ni maanaam yàlla mu ngi lay bindal yiw te yaa ngi saxal ay garab ci aljan ndax waalu sufa dafa amoon ñu waroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay saxaaba te ñoom amuñu woon dara dañoo ñàkkoon ñu ñëw def délégation ñëw ci yonent bi ne ko ah ñun de amuñu lu ñu saraxe amuñu lu ñu joxe te gaaw ndax ñoom am nañ lu ñu joxe ñun amuñu lu ñu joxe yonent bi jox leen ne leen téye leen ci lii saa yoo leen ko waxee rek am ci yaaw ba ku saraxe te moom mooy tasbihaat waaw moo tax nañu fonk jaamu yàlla nañ fonk yi dem ci place boo xamante ni dañ koy tuddee yàlla rawatina ci koor mooy dem par exemple tey ci tafsir yi wala dem ci conférence yi xëy na sax ci période covid lañ nekk mais dem ci mbalaanu wasifa yi ak yu demee noonu ndax baax na sax su dul koor mais su dee ci koor la rawati kon daal liñ naan l'occasion fait le larron loolu daal lañ leen di digal moom mooy fonk jàng alquran amul lu ko ëpp doole fonk lu demee ni kay istighfar ak ay tasbihaat yi fonk yi jotaayu alquran bañ a wax loo xamante ni daf lay jural bàkkaar parce que xanaa xamoo ni ki toog jàngul alquran sax yëgoon ni dañ koy bindal ci yaaba kuy sàbba macha allah yonent saa sal moo ko wax nee na ci woor nawmu saa'imi ibada wa amaluhu mudaafa mu ne wa sumtuhu tasbiha nee na noppi même su noppee sax yow soo wooree bëccëgu koor même soo toogee noppi waxoo dara dañ lay bindal ci yaaba kuy sàbbal pour rek bañ nga wax naka su dul noonu même su fekkente ne da ngay nelaw imaginer da ngaa woor ngay nelaw sax ñu lay sa nelaw googu jaamu yàlla lañ la koy bindal kon nag loolu war na la yóbbu ci nga éviter dugg ci lu sa yoon nekkul ndax yëgoon ni su fekkente ne def nga benn ñu fay la junni ci weeru koor mu su dul koor fukki lañ koy fay su fekkente ni koor la amaana junni lañ la koy fay yëgool ni soo fi waxee loo fi war a wax wala nga def fi loo fi war a def tamit noonu lañ la koy multiplier kon moo tax nañu bàyyi xel bu baax. macha allah xam naa ni gàttu na waaye dañuy tënk rek et que heure bi tënk nañu vraiment di la jaajëfal aussi bu baax ci invitation bi te également di kontaan à chaque fois di la dalal vraiment di la jox xanaa dig daje jeudi prochain incha allah ci Laxdari bi waaw incha allah ma war la dalalaat ñuy fàttali aussi que ni Imam Pedre dafay def ay majalis sur la chaîne de la Zawiya après mbokk internet yi ñu bàyyi ci xel incha allah dem di ko suivre également xam naa ëttu Tijaan yi reviendra samedi incha allah demain il y aura pas de direct le samedi ñu def conférence en live di fi dalal Oustaz Mara Fall ak Babacar Kassé incha allah di la bàyyi rek nga tàggu ba prochainement incha allah xanaa di bëgg di kontaan ci waa ëttu Tijaan yëpp waaye rawatina it ñoom sëñ Mansour ak yow soxna Xadija yow mi ñu dalal ak ñi ci ginnaaw ñëpp xamante ni ñoo ngi jàpp ci liggéey diine gën a jëm kaw tarixa bi gën a jëm kaw waaye kër Seydi Hadj Malick tamit gën a jëm kaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def mu dem ba nekk média boo xam ne bu mag lay doon incha allah jullit yëpp mën ci jëriñu ñi nga xamante ni ñoo bokk ci tarixa bi yëpp mën ci jëriñu incha allah su ko defee ñu ngi leen di jox daje incha allah jeudi prochain ci beneen thème incha allah boo xam ne dañ ko ñëw ànd ko yéen waaye di bàyyiloo xel ni nga ko waxee rek ñi suivre waa Zawiya Dakar nañu dem abonné ci YouTube ci
chaîne Zawiya Dakar l'officiel nga xamante ni am na ñu fay def ay waxtaan ñun ci lañ bokk mais du ñun kese am na yeneen imam ak yeneen oustaz yoo xamante ni ñu ngi fay def waxtaan ci diine ji ak ci tarixa bi moo tax nag ku bëgg xam sa di aboneel foofu ku bëgg xamit yenn yu la lënt ci tarixa bi nga abonné incha allah waxtaan bu ñu def rek turu page bi nga fàttali ñu ko turu page mooy Zawiya Dakar Zawiya Dakar l'officiel Zawiya Dakar l'officiel d'accord ngeen bàyyi ñu ou bien ñu bàyyi ci xel incha allah man ak mbokk internet yi même su fekkee ne peut-être duñ ci mën a teewlu tous les jours de temps en temps wala ñi nga xamante ni dañoo mën a tardé ba mel ni man di rattrapé wu incha allah ok jërëjëf Diop ñoo la gën a kontaan bon mbokk internet yi à la prochaine incha allah xam naa ni Imam doo lay jël ci suuf quoi parce que à ce qu'il paraît sama nijaay nga te xaw ma la woon donc incha allah ñu àggali waxtaan bi mais mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal ba prochainement incha allah ba jeudi dinaa ñëwaat ànd ak imam mais ngeen bàyyi xel que ni samedi incha allah sama beneen naataango dina fi ñëw dalal Oustaz Mara Fall ak Babacar Kassé ñu defal leen émission incha allah bu neex asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon jërëjëf bismillahir rahmanir rahim aussi maa ngi remercier ñu nekkoon ci régie bi ñu leen di jox rendez-vous ci koor gi ci yeneen jotaay muy majalisu ramadan ànd ko ñi nga xamante ni mooy borom xam-xam zawiya bi yëpp dinañ fi ñëw incha allah di jël ci thème par thème di leen ko traiteel ngir rek bëgg ku ne xam na ni covid bee tax ñu tëj zawiya yi waaye it ñu occuper esprit yi ci wàllu jaamu yàlla occuper esprit yi ci wàllu xam-xam occuper it pas-pas yi ñu gën a mën a xam suñu diine waaye it xamit suñu fiqhu tariqa ak yépp incha allah su ko defee ngeen ñuy topp ci chaîne l'officiel Zawiya Dakar incha allah tam di leen bàyyiloo xel lool jotaayu Zawiya Seydi Hadji Malick Sy bu Dakar bi ci situ Zawiya Seydi Hadji Malick Sy bu Dakar bàyyi leen ko xel borom xam-xam yee ngi ñëw waxtaan yee ngi ñëw incha allahu rabbina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وحيث كنت فقرب للجلاب يا خل يحب في الله أوقات